jaa ngeen jëf maa ngi leen di nuyu seen frère artiste Tidiane Sène Saafara dafa am benn jàngat taxaw seetlu bu ñu def ci diggante ministère de la culture ak diggante direction des arts ñàkk respecté bi ñu ñàkk respecté artistes musiciens yi parce que dañu seetlu depuis li nga xam ne mooy force fond Covid bi nga xam ne première tranche bi génne woon nañ ko ñun ñi nga xam ne nous sommes des artistes musiciens dañu demoon ci aide yi jële ji suñu xaalis fële ca SODAV bi ñu demee malgré amoon na ay rang malgré amoon na bousculade mais dañu constaté woon ne SODAV ñi nga xam ne seen tur ñu ngi ci liste bi dañ lay accueillir nga ñëw dugg ñu yëkkati sa xaalis konteel la ba mu mat jox la nga dem sans problème déggoo ci benn coow. alors tey jii le président de la république amaat beneen aide boo xam ne génne waat nañ ko ndax gis nañ ne artistes yi boobu ba léegi Covid bi daf leen tënk te gis nañ ne deuxième vague bi dafa ñëwaat mais li nga xam ne ñoom ñooy ministère de la culture te nga xam ne ñoom le président wax ne cette fois-ci seen loxo lañ koy teg parce que boo demee SODAV dañ lay wax nekkul ci seen loxo distribution yi mu ngi ci loxo ministère de la culture waaw alors comme distribution yi mi ngi ci ministère de la culture mais artistes musiciens yi mënuñu dul dem ministère de la culture dem vers l'information léegi nag ñun artistes yi xawma kan mais man sol naa samay dàll dem naa ba ministère de la culture mais doo gis ko waxal duñ la jox accueil boo waxtaanal duñ la ne fii ngay jëlee information lu dul damaa dem dajeeg sax benn samba booy laa dajeel ci bunt bi xawma ci biir fekk leen ñu toog ana diw ñu ne la gars yi liggéeyuñ fermer tous les bureaux dama ne loolu moo dul yoon te je crois que Sénégal dafa mel ni artistes yi musuñu leen a respecté wala dama jàpp ne artistes yi siiw ñu mag ñi lañu respecté quoi wala bu fekkee ñoom la seen xaalis di ñëw te duñ déplacé wu seen kër nañ ñu wax wala bu fekkente ne ñaari artiste moo am Sénégal kumba am ndey ak kumba amul ndey nañ ñu wax mooy wax ministère de la culture nañ respecté artistes musiciens yi nañ leen respecté ndax ñoom liggéey li ñu leen jox du pour ñoom le président daf ko génnee pour les artistes yi nga xam ne dañu nekk ay victimes ci Covid bi dañu sonn parce que depuis at a ngi nii liggéeyuñ defuñ spectacle defuñ concert léegi nag le ministère de la culture ñoom ban rôle lañ am ci biir réew laa bëgg a laajte ndax yow ministère li ñuy wax ministère mooy ñi nga xam ne département ba nga yëngatu mais bu la nañu soxlaa nga teew yemul foofu ñu ne ñu da ngay dem direction des arts pour ñu mën laa foofu ngay dem ñoom cette fois-ci tamit laaj leen mais sol nañ suñu dàll dem nañ ba biir direction des arts ba dugg ci biir direction des arts mais lan lañ lay jox benn numéro fixe lañ lay jox ne la wooteel fii après mais loolu est-ce que logique ne est-ce que yoon la mais ñi nga fekk direction des arts ñi ngi fay fekk ñuy liggéey ñu ngi cité kër góor gi mais boo dugg see direction des arts da nga fay fekk ay ñu ngi toog mais lan mooy seen rôle dañ ne direction des arts bu ngeen recevoirul artistes yi jox leen information yéen direction des arts kan ngeen di jox information wala kon golo yi ngeen di jox information wala muus yi ngeen di jox information wala da ngeen di recevoir ouvrier yi di leen jox information je crois que nañu bàyyi caaxaan yi artistes yi depuis nga gis bi force fond Covid bi démarré que muy première vague bi am na sax ñu jotul mais dañoo noppi muñ deuxième vague bi ñëw cette fois-ci les gens ne vont pas se laisser faire ndax lu ngeen ñu njëkk a wax da ngeen joxe seen page Facebook ak seen site internet daal di ne képp koo xam ne jotul na def réclamation mais nit ñi envoyé nañ réclamation ça fait depuis 1 mois ci adresse mail bi ngeen joxe la yenn artistes yi envoyé nañ seen réclamation di déglu ñu toog dégguñ leen au moins sax ngeen defaat beneen communiqué ne sax yéen artistes yi ñun ministère de la culture wala ñun direction des arts ñu ngi leen di wax ne ngeen xaar ñu ngi nekk ci liggéey bi mais déedéet artiste bi mooy sol dàllam di daw te bu demee ngeen tëjal ko seen bureau yi ba artistes yi mënuñ am accès zéro information sur les artistes loolu man maa ko wax man Tidiane Sène Saafara amul benn artiste bu ne am na information yu leer ci li nga xam ne moom mooy
ñi jotul ci réclamation yi ñi jotul maanaam xaalis bi génn na ngeen am ñu ngeen jox séddale d'accord ñooñu dañ ko war a jot mais dafa am ñoo xam ne depuis 15 ans ñu ngi nekk ay artistes depuis 20 ans di fayeeku SODAV depuis BSDA di fayeeku seen i droit ah di fayeeku ay répartition ñooñu defe naa mënoo leen jox ñeneen tëb leen c'est impossible ndax ñooñu sax ñoo gën a légal ndax ñoom ñoo am ay carte BSDA mooy ñun ñii di wax ak yéen léegi nag li nga xam ne moom la artistes yi di woote man maa leen koy njëkk a wax les artistes tant que la ministère de la culture le ministre de la culture wala ki nga xam ne mooy directeur des arts tant que teelu ñoo def le point mu leer ci les artistes que ne xaalis bi matul kon du ngeen mën a jot mu leer ci suñ nopp parce que du xaalis bi sax moo ñu intéressé ndax xaalis bi fu ñu fekk fa la ñu bàyyi xam nga atu yàlla boo ko nekkee di daw di toog croiser les bras xam nga du ay 100 000 ak 90 000 moo lay teree nelaw wala moo la teree dund ñu ngi sant yàlla ñun les artistes mais dafa di respect aux artistes dafay yoon kenn respecter les artistes surtout les rappeurs maintenant dañ leen di jox li nga xam ne moom mooy délai parce que xaalis moomu leen ko bu ngeen mënul wax ak artistes yi ñun ñu génn wax ak le président de la république ndax léegi defe naa fu sénégalais yi waxee yomb na ndax yàggul weer a ngi nii même pas 15 jours am na fu booy doon waxee juñu nag doy na borom xel même pas weer laa wax ci ginnaaw am na fu jeunes yi doon wax ak président Macky Sall ci mbedd mi ba président Macky Sall génn wax ak jeunes yi léegi nag les artistes dañu bëgg yéen waa ministère de la culture wala yéen waa SODAV du moins parce que SODAV ñoom nee nañ cette fois-ci teguñ ko seen loxo kon SODAV duñ leen wax dara luñ leen wax tooñ leen yéen ministère de la culture yéen ñu ñu jox force fond Covid bi te ngeen koy séddale yéen ñi nga xam ne yéenay direction des arts tijji leen seen bunt yi artistes yi mën a dugg ngeen wax leen lu leer su xaalis amul ngeen nañu xaalis amul bu xaalis amee ngeen génn jox ñi nga xam ne dañoo réclamer te ñoom seen tur nekk ci biir moo gën yi ngeen di def sinon seen séddale bi ngeen di séddale le président de la république dina ci jot te aussi fu ñu mën a dem ak yéen nañ ci dem parce que xaalis bi du seen xaalis encore une fois suñu xaalis la amu leen sax droit ñu leen di laaj wala ñu leen di oo tey nga oote jot benn kuñ naan benn jigéen fële nga oote waat jot benn góor mu ne la grand waa sa tur benn ci liste bi affaire yu ñàkk fayda yooyu yéen ngeen nekkee les jeunes artistes dañ ko dépassé bu leen yàpp les artistes donc respecté leen artistes yi bu ngeen bëggee ñu respecté leen yéen ministère de la culture man yéen laay waxal ak yéen direction des arts yéen laay waxal alors loolu moo nekkoon tey suñu kaddu bi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati di au appel ki nga xam ne mooy njiitu réew mi le président de la république bu fekkee mi ngi may dégg bu ci mënee jot nga ne ko gars yi liñ séddale leerul munuñ fu xaalis bi dugul leerul ñi jotul dañoo bari te am na sax ay double tranchant pour muy leer am na ñoo xam ne duñ ay artistes jot nañ am na ñoo xam ne jot nañ ñetti yoon am na ñoo xam ne duñ ay artistes jot nañ am na ñoo xam ne jot nañ ñaari yoon jot nañ ñetti yoon c'est ça qui n'est pas normal maa ngi rendre hommage ndem si yàlla si Thione Seck bërki démb laay seetaan benn interview ci Walfadjri benn émission mais yàggul bi ko Thione Seck di wax effectivement Thione Seck il a tout fait pour xeexal les artistes les musiciens pour que ñoom tamit ñu bañ leen fàtte ñu am seen i droit alors respecter les artistes encore une fois ngir yàlla ministère de la culture yéen a moom chronique bi yéen a moom sortie bi direction des arts yéen a moom sortie bi man la Ahmed Tidiane Thiam Tidiane Sène Saafara artiste rappeur chroniqueur ñu ngi wax nag ne ñun dem nañ SODAV dañ nañu mi ngi ci loxo ministère séddale wuñ ñooñu duñ leen wax dara non seulement ñun nous sommes répartis ci SODAV mais su ngeen amul xaalis ngeen wax ñu ngeen bàyyi di këyit loolu nit ñi naan ñu tey suba encore une fois maa ngi leen di jaajëfal di remercier di jaal aussi artistes musiciens yëpp ki nga xam ne mooy Thione Ballago Seck parce que c'est une occasion depuis boobu dañu nekkoon ci dëj nekkoon ci ay jafe-jafe gis ngeen réew mi émeutes yi ñu jógee manifestation yi ñu jógee donc dama ne il est temps rupture dafa xew te rupture mooy yoon ci réew dëkk bi dafa métti milliards yooyu ñu génnee du pour yéen génne leen milliards yi jox ko doomu aadama yi jox ko les artistes parce que gënu leen ñu koy yeyoo sinon dinañ leen tontu ci beneen aspect waaw parce que nag ñun fam la ñu doxee maa ngi leen di jaajëfal jërë ngeen jëf ba beneen yoon merci beaucoup